asalaamaaleykum Gambie asalaamaaleykum nuyu leen ku nekk si turam ak santam di leen jaajëfal bu baax a baax si topp bi ngeen a topp Gambian Talents TV Gambian Talents TV di seeni télé di suñu télé jamono ji nag ñu ngi fi nga xam ne nag mooy place bu yanja bi nekk fii si Banjul nekk rek right opposite fi nga xam ne nag mooy Gambia High School jamono ji nag ñu ngi ñëw defoon li nga xam ne mooy présentation ak ñi nga xam ne ñooy Rohey Malick Lowe's Women and Girls Empowerment macha allah di leen wax tubaar fakala dama koy wax rek góor mun na ko jigéen mun na ko bàyyi politique bi waaye defal li nga xam ne nag mooy réew mi tey saa su ne soo toogee wax ne dinaa defalal lii suma réew bés boo nekkee si office bi tamit nga def ko dinañu neex lool dafa mel ni nag loolu la mayor bi tey mayoress bi loolu la wane si li nga xam ne nag moo nekk place am bi nga xam ne moom la am jamono ji nag comme ni ma leen ko waxee Gambian Talents TV dama leen ay wax all the time soo leen ay seetaan taamaleen di seetaan Gambian Talents parce que dañ fi toog ku indil leen bépp information boo xam ne moom ngeen soxla ku am moom ngeen bugg a xam si biir réew mi su kenn mënut a génn wanal leen ko ñun dinañ génn indil leen ko wan leen naka la ak nan la te it wax naa ko télé yi bari na si biir dëkk bi waaye bokkuñu télé bi nga xam ne zéro budget la moo doxee toogut nag dine dama xaar ba ma am budget ma liggéey toogut ba ne xaaral ma am sponsor ma liggéey télé bi dafa jóg nag di liggéey tey depuis buñ started since 2006 ba léegi ñu ngi si kawam tey jamono ji yéen xam ngeen ñu ngi am suñ office bi foofu sa Amérique sa Seattle waaye Gambia fii tamit ñu ngi fi am office di indi ndaw yi ku ñoom it ñu am liggéey parce que ñun ñëpp xam nañ ne Gambia bu ñu nekk ndaw yi ku ñu am liggéey daf dee métti lool rawatina nag jigéen yi te xam naa ne jigéen yu bari ñi nga xam ne ñooy seetaan ñoom nag dañuy wax women empowerment kan moo war a empower women yi ñun suñu boppa ñun ñoo war a empower women yi ñun suñu boppa ñoo war a empower girls yi ñun suñu boppa ñoo war a jàppalante tey suñu jàppalante rek réew mi dem moo tax it Rohey Malick Lowe's Women and Girls Empowerment wane na ko maanaam mu ngi jàppale ndaw yi Gambia mu ngi jàppale ñun xale yi nga xam ne ñun ñooy jigéen yi nga xam ne ñoo bëgg a nekk magi ëllëg dinañu ñemeñ loo moo tax it nag tey ñu ñëw fii gars yi jox ñu chèque bi nga xam ne mooy 20,000 kenn nag su ko déggee dina ne mayor bi war na moo mun a joxe lu ëpp loolu keneen mun na moo wax ne déedéet lu mu joxe bari na ba ëppa man mii maa ko wax si Gambian Talents TV definitely appreciate nañ ko she's the first person bi nga xam ne moo génn si ñëw dooleel Gambian Talents TV su keneen ak keneen defee ni moom dëkk bi dina dem du Gambian Talents kay dem waaye dëkk bi mooy dem si kanam xam ne ni nga koy waxee rek information dafa nekk loo xam ne yombut si Gambia ñun ñëpp xam neen saay boo demee si offices ku uti information di nga fa nekk suba ba ngoon jamono ji ñu ngi dem fu nekk yéen gis ngeen ne daily update bi nga xam ne Ministry of Health mu ngi koo def Gambian Talents is one of those online televisions yoo xam ne ñoo fa dee jiitu di leen indil information yooyu di leen ko indil live on Facebook live on YouTube live on fi nga xam ne tamit mooy Instagram dinañ leen dugalal ay pictures dinañ leen dugalal ay videos si Snapchat bi su ko defee képp koo xam ne nekkuloo Facebook nga nekk YouTube nga gis ko waaye it amoon foofu noonu tamit ñu ngi leen a defalal vidéo yi si suñu WhatsApp page bi nga xam ne dañ koy wane saa su ne ñu baree bari am leen WhatsApp page bi Gambian Talents nag ñun lii leen munal waaye jamono ji ñun tam ñu ngi amee constraint maanaam ñu ngi am ay gàllankoor yoo xam ne tax na ba nga xam ne lu ñu war a def ñu ngi am ay difficulties yu bari daf dee métti lool sometimes man suma maase dañ dee dem ba nga xam ne dañ dee frustrate dañ dee dem ba nga xam ne dañ dee give up dañ dee dem ba nga xam ne dañ dee lose hope na jar na ko ku nga indil ñiti information tey balaa ngaa indil ñiti information di nga dugga si public car di nga dugga si moto yi nga xam ne mooy banjul yi ten dalasi tey ñun ñëpp xam ne jamono ji ñu bari ñu ngi wax social distance dama leen a laajte naka la ñoo amee social distance te it amoon suñu moto boppa yow mi nga xam ne yaa toppa di seetaan Gambian Talents call ñu si suñu number bi si 7833524 benn amount booy yónnee buy $100 nga yónnee keneen ak keneen yónnee $100 dinañ dem te it rusun benn yoon ku toog di ñaan askan bi parce que askan bi yéen a ñu ñor ñun wax neen leen ko Gambian Talents du toog fen di taxawal li nga xam ne nekkul dëgg nekkul yoon lépp loo xam ne dëgg la lépp loo xam ne yoon la ñun dinañ nekk si front line bi ku indil leen ko jamono ji comme ni ma leen ko waxee ñu ngi nii nag si foundation bi nga xam ne mooy sargal jigéen ñi waaye mooy sargal góor yi parce que office bi tamit ay góor a nga faa liggéey Gambian Talents ñu ngi jàngal youth si journalism videography graphic design web design li nga xam ne mooy marketing public speaking ñu am ñu xarañ ñoo xam ne ay young people la ku mel ni champion Cham ñun ñëpp xam nañ ko mu ngi fi nga xam ne mooy University of the Gambia
moo dee jàngal ñi ci public speaking ñu am ñoom Alaaji Cissé information officers ñu ngi am ñeneen ak ñeneen ak ñoom Mr Baboucar Nyang mu nekk accountant bu mag daf dee ñëw jàngal young people accounting for free young people ñu ngi leen a jàngal te it laajtewuñ benn young person dalasi laajtewuñ la ko lu laa jàngal yëpp is free ñu jàngal la ko ñu nekk si university bi right now ñu ngi ñëw foofu di def practical experience ki nga xam ne mooy Aida Kabe right now mooy deputy country coordinator mu ngi si university bi last 2 weeks teacher bi nga xam ne moo nekk si university bi daf ma call mi ne ma Fatou mi ne ma am surprise ne Aida mun na moo film te journalism la moo def ma ne ko Gambian Talents foofu leen utee ñëpp ñun dañoo jox young people chance bi ñu ñëw toog si télé bi ñu make mistake ñu jànga parce que xam ne kenn munut ñun ñëpp dañoo try ñi ngi naa gis si àddina si journaliste yu mag yi journaliste yu ndaw yi ñëpp ay nekk di try every day ku nekk mu ngi jàngalu ees moo tax Gambian Talents di try di indi ndaw yi ñu baree bari dangaa toog nga ne hay xale bi mooy prison xale bi mooy nekk ji mag ëllëg xale bi mooy nekk ji ki nga xam ne mooy kilifa bi xale bi mooy amee ji réew mi kon nag nañ jàppale xale yi ñu xam ne tamit am na ñoo xam ne ñu ngi jógee si back wi bi jamono ji ñu ngi si suñu office ñu ngi liggéey ñu ngi am ñeneen ñi nga xam ne ay ndaw leen ay jigéen yoo xam ne musunta am liggéey jeexal nañ school am nañ pipa yu baax te kenn jëlut leen ñu liggéey loolu dafa metti balaa ngay am liggéey foog nga xam fa kenn balaa ngay xam nit foog rek nga dem nga defanteeg yeneen ak yeneen yoo xam ne yu ñaaw la ba tey yeneen yoo xam ne nekkul naka si dut noonu Gambian Talents loolu lañ ñëw ku stop suñ biir dëkk bi ñu jàngal xale yi métier nga gis ne balaa gars yi seen 1 year course bi di jee yeneen institution start di leen gis jamono ji télé yu gi si biir dëkk bi suñu ay leen liggéeyal gaalama Gambian Talents TV ñu ngi leen a wax jërë ngeen jëf bu baax a baax su ko defee nag dinaa def nii jox ki nga xam ne nag mooy Mr Cham mu wax ak askan bi si Rohey Malick Lowe Girls and Women Initiative bi lu mooy def si biir dëkk bi Mr Cham ñu bàyyi la kàddu yi nga wax ak askan bi nga xam ne ñoo ñuy seetaan. soxna si jërëjëf maa ngi lay nuyu sa wax rafet na trop li nga wax noonu la office bi nag ñun dañ fi nekk fii di dimbale ndaw yu jigéen ñi ak xale yi ñëpp dañoo dimbale ak yenn institutions yi nga xam ne yi comme yéen ñi nga xam ne ñi yéen a ngay def yenn volontaire yi du yéen rek yéen a fi jaar am na ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñi jaar nañ fi ni nga ko waxee rek gis nga dañ toll si jamono joo xam ne ji women empowerment dafa taxaw soo demee ci àddina si foo dem la Rohey Malick Lowe nag dafa nekk ak jigéen joo xam ne ji jigéen ju mun góor la man dama ko dee ooyee di Sea Lion jigéen ju doy waar la kéemaane la borom xol bu rëy la su ñoo seet ci réew mi in the history of this country man gisaguma benn waxuma sax jigéen sax benn nit boo xam ne bii génne na xaalisam lu am ni 10 million dugal ko ci account ubbi initiative bii nii ubbil ñu office bi di dimbale ndaw yi ak jigéen ñi loolu man maa ngi ko soog a gis fii fu mu nekk maa ngi nekk ci suma 60 something years waaye gisaguma lu mel noonu ci réew mi fii te nag am nañu ko ëpp alal de du fi jeex mu sacrifice soo gisee ma ne la mooy di Sea Lion soo seetloo jigéen sérieusement de ak góor dafa utee man mii wax yow góor laa parce que ki ko mocca moo xam ne dim saf soo seetloo ganaar bu jigéen soo ko jëlee isi ko sa biir kër du ñeme waaye keroog bu mu amee cuujam soo ko laalee rek mu dal ci sa kaw loolu wane na yërmande jigéen moom moo mun a amee doomam muy koo saw du nelaw guddi muy koo nampal mu feebar du nelaw ak moom bépp moo nekk am mag loolu jigéen rek a ko mun soo ko joxoon góor du dem a moom kon women leadership ñun dañ ko soxla dëgg ci suñu réew bi parce que exemple bi ñun gis nañ ko ci Rohey Malick Lowe ñun bi ñoo def suñ campagne bi ñu bari dañ fogoon ne ndaw si du mun a yóbbu mbir mi waaye ndekete woo moom mooy woon di best parce que lii mu def nii tey nii bari na ñu bari ñoo xam ne ñoo ko ëpp alal fuufi yoon waaye xalaatuñ ko sax parce que ñun suñu réew mi dafa laaj di balante comme yéen li ngeen jóg taxaw di ko def di balante bii nii bari wu leen ci morom de su fekkee ne sax du yéen rek yéen a koo def Rohey Malick Lowe it noonu la fi taxawee su fekkoonte ñun dañ amoon at least 5 wala 10 yoo xam ne mel nañ ni Rohey Malick Lowe kon réew mi dem na kanam. dëgg
parce que am na jigéen yoo xam ne ñi ñu ngi leen di jox xaalis bañ dooree ak ñoom ñu ngi commencé ak ñoom i $5,000 jigéen ñoo ñu dem nañ diir ñuy leb ñu leen di fay ñuy fay ñuy leb ñuy fay ñuy leb te li ñoo laajte sax dafa faju dara mooy 5% te bu ñu la joxee 5% boobu dañ la dee appal 1 year kon soxna si loola dafa mel ni sax dañ la ko may. loola kum ku ko gisul nag wala parewuloo ci dimbalee sa boppa yow doo dimbale ci sa boppa parce que lu mel ni 5% ñu laaj la ko di la daxee benn at amul benn banque bu ko def ci àddina si laa wax de waxuma sax Gambia waaye amul benn banque bu ko def ci àddina si jox la xaalis laaj la 5% te 5% boobu leen noonu moom mooy suñu running cost moom mooy jàppale office bi suñ kayit yi ak yeneen suñ courant bi suñ lampa yi suñ internet bi yépp courant baa koo def daka 5% boobu ci 5% boobu lañ koo liggéeyee nga gis ne ñun dañ nekk organisation boo xam ne bii amul benn profit bu ñoo liggéey kon Rohey Malick Lowe dañoo ne gàcce ngaalaam waroon nañoo am juróomi jigéen yu mel ni kii muy def loo xam ne lii lu am njëriñ la ci réew mi maa ngi laa wax ne la am na jigéen ñoo xam ne ñii 5,000 lañ dooree ñoom léegi dem nañoo ñoom ba 100,000 ñii dem nañ ba 200,000 am na koo xam ne kii mu ngee waaj pour pare pour dem Dubaay koo xam ne kii mënu ko woon te léegi mu ngi ko commencé di pare pour naaw dem Dubaay jënd bagaasam ñëw xëj na coronavirus bi sax moo ko arrêté ba nga xam ne shutdown bi am na ci àddina si yëpp waaye jigéen ji li moo def ndaw si dafa neexul ba neexul man taw politique wu ma de waaye dama gis because dama ko dund ak moom xam lim jëf ndax yow dëgg la doo mag xale ga waaye ndax mus ngaa gis lii ci góor ñi ak ci jigéen ñi ci réew mi laay wax dama la question yaa ngi ma laaj question waaye naa la delloo question boobu ndax mus nga koo gis. ñun ay journaliste leen ñun dañuy uyu question waaye. waaw ngaaca ngaalaama. waaw waaye nag doo leen ko uyu waaye nag loolu nit ngeen yéen a ngee dund ci réew mi am na yenn yu bari yoo xam ne yéen a ngi koo gis. parce que lii da ngeen di dugg ci institution si dem di laajte yéen a ma gën a mun a xam sax parce que yéen fu nekk ngeen di dem. kon yéen ku ñu leen laajee question am na yenn question yoo xam ne yii dafa relevant de da ngeen ko war a ansa parce que lii yéen a ko dañu ñëpp a ko dudda nekkul ne lu nekk doo leen da ngeen ko waru leen ko ansa waaye am na yoo xam ne yii dafa social bi ñoo dafa laaj pour ngeen tontu ko parce que lu ñun ñëpp di dunda la ñun ñëpp a ko bokka nekkul ne kii la wala kii ak lii waaye ñun ñëpp a koo dudda parce que lii nekkul loo xam ne lii du ndaw du amul daw amul mag man maa la mag waaye musuma koo gis te yow tam foog naa ne bi nga ñëwee ci àddina ba léegi musaguloo gis lii amul benn jigéen bu ko fi musa def amul benn góor gu ko fi musa def moom kenn mooy di only individual ko fi def dañ koo sant di ko gërëm ci lii parce que lii su fekkoon ne suñ borom xaalis yépp ñu ngi taxaw di def façon yu ñu mel nii wax nga ko fi léegi lim def ni bari na tuuti na waaye moo ko fi njëkk a def kon yow mu ngi mel ni sax man suma question bi tontu nga ko kon dafa mel ni moom moo ko fi njëkk a def te ci moom la emagum dañoo ñaan yàlla jox ñu ñeneen ñoo xam ne ñi ñu ko fee def ak itam na jigéen ñi génn si dem taxaw ci politique si dem politique nekk ministre wala nga nekk président wala nga nekk kansula yii yëpp jigéen ñi dañ war a jóg taxaw jigéen ñi nañ bàyyi fecco yi ji feccal góor ñi di leen tàccul Rohey Malick Lowe toujours daf koo wax man duma jigéen de góor laa de waaye definit di dama ànd ak yéen parce que jigéen su demee ba nekk ci taraanga rek ñun góor ñi fiix dépasse neexut soxna si joxe bor bu set soo amee jigéen ju laa dimbale sama affaire bi wàccaa la tuuti de nga xala soo tëddee xala nelaw tuuti waaye jigéen ñi su may jox ma rek noonu rek Rohey Malick Lowe nag mu ne doy na jigéen ñi jóg defal seen boppa su ko defee su boobaa jox ma gi wàññeeku maa ngi leen di gërëm di leen sant mbir mi moom lii lañ fi nekkee ñu ngee dimbali jigéen ñi nag ñu ngee dem comme ni ma la ko waxee rek am na jigéen ñoo xam ne juróomi junne lañ fi dooree am na ñoo xam ne ñii 10,000 lañ dooree am na ñoo xam ne ñii 20,000 lañ dooree am na ñoo xam ne ñii 50,000 lañ dooree am na ñoo xam ne ñii 100,000 lañ dooree dafa des ku ci nekk ak sa capacité bi nga am fi ne ñu ngee oo nag mbooleem yuut bu jigéen ak bu góor boo xam ne bi ju ñoo jox sax góor ñi nag fii ñun ñi fi nekk sax ci initiative bi di fi liggéey sax ñun amuñ rayti laal ci xaalis bi bu tuut pour jigéen ñi la kon nga xam ne affaire bi nag du affaire yi féministe waaye dañ bugg a jàppale jigéen ñi Rohey dafa bugg a jàppale jigéen ñi moo tax leb gi mu emale ko ci jigéen ñi rek góor ñi bokkuñ waaw
dinaa dee xala dem ba xala commencé xalab tuuti bàyyi sax bu fin si waaye nag dañ war a jàppale jigéen ñi dëgg su jigéen ñi demee rek ñun góor ñi ñu fiix asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam mbokk yi yéen a ko dégg waxtaan baa ngi nii waxtaan bi nee na kàcc nii leen koy waxee Gambia man dama koy wax soo jàppalee góor jàppale nga jigéen waaye soo jàppalee jigéen jàppale nga góor parce que comme noonu leen ko waxee Gambian Talents TV seeni télé la suñu télé la télé askan bi la jàppale Gambian Talents moo nekk jàppale sa boppa xam ngeen ne jamono ji dem leen ba fi nga xam ne mooy Baara dem leen ba fi nga xam ne mooy Kaarang dem leen ba fi nga xam ne foofu la Gambia jeexee dem def ji li nga xam ne mooy coverage yéen ñi nga xam ne yéen a gis féeri bi ñu wanal leen ko ak ni nga xam ne ñu bëree bëri ñu ngi comment ne si féeri bi amul social distance dem leen génnee loolu noonu yëpp wanal leen ko su ko defee yéen ngeen mën a xam ne lii de mu ngi dem si dëkk bi xit na sa ministre bi moom it mu ngi am yeneen ak yeneen yoo xam ne moo ko ëppal loxo mu ngi am loo xam ne fu mu nekk nii boppam bi mu ngi fees waaye suñu wanee yooyu noonu ministre bi dina mën a defaraat boppam kon nag ñu ngi ñi nga xam ne ñoo dee seetaan Gambian Talents yéen ñëpp ngeen def comme mayor si Banjul bi nu mu def muy mayor Rohey Malick Lowe jàppale Gambian Talents maanaam ñëw jël li nga xam ne mooy $20,000 from li nga xam ne mooy gars seen foundation bi donate ko ne yi teg leen si lii ngeen ut li nga xam ne mooy moto moo nekk one of the first people yoo xam ne moo njëkkee ubbi yoon bi te xam naa ne comme ni ñu ko waxee dégg ngeen Mr Cham mu wax ko Rohey Malick Lowe jigéen ju xajaan la jigéen joo xam ne dafa bëgg a ndaw yi ñu dem si kanam képp koo xam ne yow it nam nga li nga xam ne moom la nama bëgg nga li nga xam ne loolu la Rohey Malick Lowe bëgga nga jàppale li nga xam ne mooy Gambian Talents jàppale wuloo rek Gambian Talents waaye yaa ngi jàppale àddina si yaa ngi jàppale ndawi Gambia parce que nu ma ko waxee information is power képp koo xam ne yaa ngi toog si sa télé yaa ngi wax sa ay mbokk dem leen ngeen toog nëbbu leen bu leen liggéey bu leen def lii bu leen def lele ñun Gambian Talents mënun ta tëdda di nelaw mënun ta toog suñ kër yi di def social distance foog ñu génna dugga si biir ñiti indi leen information tey 2 o'clock ngeen seetaan ñu ngi dem fi nga xam ne mooy Ministry of Health ministre bi si nga xam ne ne mooy présentation bi nga xam ne moom la dee def dinañ ko laajte ay question jamono ji rek laajte neen ministre bi question yoo xam ne ñu bari moom la ñoo debate si social media bi buñ laajte ministre bi ndax président bi bu mu tukkee test neen ko si li nga xam ne mooy virus bi nga xam ne mooy coronavirus mu indi foofu xëccoo bu mag a mag a mag ñu baree bari ñuy wax journaliste bi nga xam ne moo laajte question bi is a sub journalist Gambian Talents journalist moo laajte question boobu saa su ne wax naa leen ko ñun duñ toog den war a xool nguur bi accountable den war a xool institution si accountable su ko defee ñëpp mun a liggéey su ñëpp liggéeyee dëkk bi dafa dem si kanam su ñëpp liggéeyee di nga gis ne àddina bi mooy dem si kanam suñ tur bi muy Gambia dina dem si kanam ak kanam kon nag man nu ma koy waxee Gambia ñu ñor Gambia num ñu ñoree xam naa ne noonu la ñoree yow mi nga xam ne yaa ñuy seetaan noonu la ñoree keneen ak keneen ak keneen bugga neen ngeen jàppale ñu dimbale ñu am moto suñ amee moto loolu dina ñu jàppale comme ni ma leen koy waxee rek all the time kuñ jàppale rek mu dem kon nag Rohey Malick Lowe ubbi na bunta bi muy jigéen nag tey ni nga koy waxee rek ñu ne jigéen mooy yaay jigéen mooy soxna jigéen mooy def ba mbaa kon nag góor ñi yéen tamit loolee nay xaar jóg leen ngeen jàppale Rohey Malick Lowe si lu mu start ni ubbi na yoon bi mënoon nañ koo kool ñu ne ko den bëgg mu jàppale ñu mu ne déedéet mënuma ko dama am yeneen busy project waaye depuis buñ ko waxee si saasi lañu kool mi ne jóg leen maa koy def kon nag Rohey Malick Lowe man nu ma koy waxee rek ñun duñ toog di political kenn ñëpp xam nañ suñ télé bi ñun lépp loo xam ne ñit def na ko si luy yoon dinañ ko wax lépp loo xam ne ñit def na ko si lu dul yoon dinañ ko wax waaye definitely Rohey Malick Lowe wane na li nga xam ne mooy promise am bi mu ngi koo fulfill si Gambian si kon nag Gambia is high time ñun tamit ñu jóg ñu jàppale li nga xam ne mooy council bi jàppale li nga xam ne mooy Gambia su ko defee Gambia dem yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan 7833524 oo ngeen dem si suñ Facebook page bi ngeen send ñu message foofu noonu lépp lu waay am rek dinañu jàppale bu baax a baax su ko defee ñu am suñ ab moto bu ndaw boo xam ne dinañ ko use ku dem coverage yi nga xam ne moom la ñoo def fu mu nekk ni dugga public car yombut am na ku ma wax ne Fatou mun ngeen naa dem si li nga xam ne moo nekk compagnie si ñu jox leen moto ma ne ko loolu dëgg la ñu maketal leen loolu dëgg la waaye tamit ñun dañ dee bugga suñu liggéey nit yi nga xam ne yëg neen ne ñun ñu ngi koo liggéey ñoom ñu jóg ñu def Rohey Malick Lowe nag wane na loolu ngàcca ngaalaama jigéeni Gambia Rohey Malick Lowe ñëpp kontaan nañ si yow kon nag Gambia joxaat leen dig daje incha allah
si kanam tuuti dinañ leen indi live coverage bi nga xam ne moom la ñoo defee foofu noonu si place bi nga xam ne mooy Ministry of Health si kanam tuuti nag dinañ leen indil interview yi nga xam ne def nañ ko si biir féeri bi si jamono coronavirus bi nga xam ne moo xew si biir Gambia yal na ñu yàlla aar yal na yàlla aar bépp koo xam ne mu ngi si biir réew mi nit yaa ngi woorit ñun ñëpp a ngi woorit ñëpp ñoo xam ne ñoo nekk si diaspora bi saa su ne ñu ñooy xalaat ñu nit nuñ ñooy xalaatee ñu nit noonu la ñoo xalaatee suñu boppa waaye nañu askan bi jóg jàppale kon nag di leen jox dig daje ba beneen bés bu aay incha allah ñu bax wax leen babaay jërë ngeen jëf